asalaamaaleykum mbokk yi seetaan dal leen jàmm ci seen émission bi di ànd xeex coronavirus. min ngeen waxtu wi 20h30 tey jii dinañu dellu si ci xayma bés bi ànd ci ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye bu ñu fa jógee dinañu dem ba ginnaaw raay nord fekk fa monsieur le maire Pape Ndiame Dieng mu dellu si ak ñun ci pexe yi nga xam ne lal na ko ci commune am ak action yi nga xam ni def na ko fa ngir xeex coronavirus. dinañu ñëw ci li nga xam ni moom moo di maanaam dund couvre-feu ak ñaanu bés bi bu ci xaje dañu koy doore rek ak xayma bés bi tey jii rek am nañu juróom-ñeent fukki cas ak juróom-ñaar ñaar fukki cas communautaire am na ñu bàyyi ci xel cas communautaire yi mi ngi xal di yokk am nañu yi tamit juróom-ñett fukk ak juróom-ñett cas yu nga xam ne moom la ñuy wax contact suivi mooy ñu nga xam ne xam nañu ñan ñoo leen ko wàll waaye nag limu ñi gaañu toll na ci ñeent fukk ak ñett xayma bés bi ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé. ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu ànd ak doomu jàngoro yi ci yooyu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moom la ñuy wax contact mooy ñi nga xamante ne suñu bërëbi liggéeyukaay yi ñoo leen di topp te di leen saytu ñaar fukki cas nag moom la ñuy wax transmission ñu jóge ci transmission communautaire mooy li ngeen dégg ñaan cas communautaire te tey jii ñu ngi leen di gis ci diwaan yi Sacré-Cœur am na benn Popenguine am na benn Grand Yoff am na benn Rufisque am na benn Tëngéej Rebeuss am na benn Parcelles Assainies am na ñaar Touba am na benn HLM fii ci Dakar am na benn Almadies am na benn Ziguinchor am na ñett Bignona am na juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne ñoo tëroon hôpital bi ñu leen saytoo seen yaram àndatul ak doomu jàngoro ji moo tax ñu ne ñoom wër nañu fukk ak ñeenti cas grave nag ba léegi ñu ngi tëdd ci fi nga xam ne moom la ñuy wax Sowétas ci suñu l'hôpital yi mooy service de réanimation ñi nga xamante ne ñoo tëdd ca loolu hôpital yi tey seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tal. gis ngeen ko cas communautaire yi toll na ci ñaar fukk mi ngi law ci biir réew mi ñu gën a rek dëppoo ak li ñu kër docteur di digal mu jëm ci wàllu geste barrière yi rawatina takk masque yi nañu ko farataal booy dox ci dëkk bi des fois da ngay foog ni nit ñi dañu fàtte ni masque yi mooy li leen di aar mooy aar ki ñu jàkkaar lool tey jii encore une fois bi may ñibbisi maa ngi romb ci Mariste gendarme yi def jalonnement ci koñ yépp ku ñu gis takkoo masque ñu teg la loxo tey foo demee Mariste doo fa gis nit ku takkul masque loolu nag le commandant de brigade bi fa nekk di adjudant chef bi monsieur Guèye ñi ngi koy gërëm ci initiative yi muy jël ndax dafa njëkk a jàpp nit ñi sensibiliser leen defu leen dara jàllalewu leen tegu leen benn sanction sensibiliser leen conscientiser leen bàyyi leen ñu dem mu ni nag ginnaaw artu naa leen wax naa leen lu ma leen di wax ku ma ci jàppati nag dinaa la teg ci yoon tey jii boo demee ci biir Mariste foo tourné nit ñi ngi takk seeni masque parce que am na ay gendarme yu fa nekk di veiller ci loolu nag force de l'ordre yëpp lañ ci interpellé di ci interpellé le ministre de l'intérieur parce que tey jii mbir mi toll na fu nga xamante ni nii masla amul maanaam zéro tolérance li ñuy wax tolérance zéro ci la ñu war a egg ci port de masque yi na nit ñi di takk masque yi feebar bi mi ngi law ñi ngi waroon a ubbi école ubbi wuñu ko parce que dafa am ñu am doomu jàngoro bi ci jàngalekat yi ñu xalaat ni bu lawee ci biir xale yi musiba dina am président de la république 23h démb mu jël dogal ni école yi tijjeetuñu ko donc loolu aussi ñu xam ne décision bu sage la parce que ni enseignants yi jógee fii ak buruxlu bi ma gis ak groupe rumboulement bi ma gis ca fële ca terminus Liberté 5 nit ñi dem c'est sûr que dina am ñu ci yóbbaale doomu jàngoro ji kon nag nañu gën a góorgóorlu ci port de masque yi nañu gën a góorgóorlu di raxas suñuy loxo nañu gën a góorgóorlu ci gel antiseptique nañu gën a góorgóorlu ci distanciation sociale nañu gën a góorgóorlu moytu ndaje yi lu ñu ko def du doy ñun ñoo war a dimbali suñu bopp dimbali kër docteur dimbali tamit état bi parce que lii metti na ci réew mi l'économie du pays est presque à genoux te bu ñu deful ndànk dinañu egg ci récession bu nga xam ne musul am ci économie wu Sénégal
kon nañu gën a góorgóorlu ñun suñu bopp kenn ku nekk xam ni d'abord c'est individuel, la responsabilité elle est individuelle kenn ku nekk na nga jël say responsabilité bopp. am na une approche communautaire bu nga xam ne le ministère de la santé ak ñiy xeex coronavirus ci réew mi kuréel yi ñi ngi ci nekk mais ñun ñoo leen ci war a dimbali kenn ku nekk def li nga war a def. dañuy daal di dem ba Guinaw Rail Nord fekk fa monsieur le maire Pape Ndiamé Dieng bàyyi ko mu nuyu ak askan bi présenté ñu commune Guinaw Rail Nord monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci ITV ànd xeex coronavirus. Malick maa ngi lay fay di la sant bu baax di la gërëm di profité ci occasion bi di baalu doomi aadama yëpp ak ci weeru sell bi ñu jógee di ñaan yàlla nañu yàlla nangul ñaan gi ñu fi ñaan ak koor gi nga koor xam ni koor nañ ko ba mu jeex. amiin Malick di rafetlu initiative bi ñu permettre ma mën a ci seen plateau bi mën a waxtaan wax la situation Guinaw Rail Nord mais d'abord vraiment au nom du conseil municipal de Guinaw Rail Nord Malick ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la wan ne nag Guinaw Rail Nord gox bu nekk ci département wu Pikine la bokk ci fukki commune ak juróom-benn communes yi nga xam ne ñoo ëmb Pikine ñi ngi bokk ci fukki ak juróom-benn communes yi di wax ni ñi ngi nekk ci diggante en face Camp Thiaroye parce que muy mairie Guinaw Thiaroye Gare moo ñu séq ci côté penku bi am na boo ñëwee aussi ñu ngi ci au niveau des rails y a la mairie de Pikine Est au niveau du sud Guinaw Rail Sud au niveau du nord y a Thiaroye-sur-Mer donc daanaka ñeenti communes yi daal ñoo séq commune Guinaw Rail Nord. boo doon xayma tey askan bi yeewoo ci Guinaw Rail Nord ak ci wàllu infrastructure fan la tolluwaayu commune bi nekk jamono jile. waa commune Guinaw Rail Nord mi ngi am comme population fanweeri junni doomi aadama ñoo fi dëkk ak lu teg am nañ fi aussi macha allah yenn infrastructure yi am nañ école publique ci wàllu éducation. am nañ aussi daanaka fukki école ak juróom yoo xam ne ay école associative lañ am nañ benn centre commercial boo xam ni daanaka mi ngi fii ci Guinaw Rail Nord am case des tout-petits am nañ aussi dans le cadre de la santé benn poste de santé je crois que loolu aussi y a le siège de la commune et l'ancien hôtel de ville bi nga xam ni aussi bokk na ci moomeelu commune Guinaw Rail Nord yii daal mooy di nga xam ni am nañ aussi une gare routière am nañ centre de formation professionnelle am nañ aussi un village artisanal je crois que loolu yëpp aussi am na fii ci suñu commune bi nga xam ne mooy commune Guinaw Rail Nord. commune Guinaw Rail Nord du ma dugg Guinaw Rail Nord te nuyuwuma sama jigéen Adja Ndeye Ndiaye Tyson nuyuwuma également sama jigéen Adja Aminata Lo Dia bàcc seras yi tamit foofu la fekk baax ndax xam nga ni man moom mbirum làmb dafa ma soxal te it arène nationale bi dafa mel ni ci sa assiette communal la bokk. alors monsieur le maire wax nga ko léegi am ngeen ay écoles yu bëri waajaloon ngeen écoles yi ba ñu waroon tijji ni ki tey mais gis ngeen dogal bi nga xam ni démb ci 23h la daanu ndax gis nañu ay maître ca Ziguinchor yu am doomu jàngoro bi état bi jël décision ni day dàq ubbite waat bi ba jëmmi jamono fan ngeen tolloon ci waajtaay yi au niveau de Pikine Nord rawatina ci écoles yi fa nekk. damay xool ci face bi ay 23h 24h sama benn ndaw bi ma ko gisee mu envoyé benn message daal dina urgent vraiment ouverture bi waroon am le 2 reporté nañ ko mais ndaw so kooku dama ko ma xam ne du bind lu leerut mu xaw ñu jaaxal mais li leer ba leer mooy ñun pare woon nañ te lii ma lay wax inspecteur départemental monsieur Diallo dina confirmer ne ko ma di ko gërëm ndax moom aussi dafa def le tour de toutes les communes di demander la situation te loolu aussi bi may woo ay 18 heures boole naa ko ak sama président commission éducation ale pour mu won ko situation bi nga xam ni daanaka ñoom wax nañ ko mais dama lay yëgal ni ñun de hier à pareille heure yàlla xam na ni école yëpp école publique bi ak l'ensemble des 15 écoles associatives
lañ ca waroon lépp def nañ ko yónni nañ leen ay masques avant tout vraiment c'est l'occasion ma gërëm waa service d'hygiène pulvériser nañ école yëpp jox leen ay masques jox leen vraiment ay produits détergents ay lave-mains lépp loo xam ne vraiment bokkoon na ci li nga xam ne moom la enseignants yi demandé woon ne su ñàkkee du ci amee lu ñàkk du ñu ibi lépp motoon na thermoflash tout était lépp c'était disponible. Donc vraiment si le président de la République hier à partir de 23h mu jël décision boobu et c'est parce que def ko lu dul vraiment pour sauver et les élèves mais aussi le corps enseignant parce que aussi il faut mu leer bu ñu yóbbu ay xale yoo xam ne dañoo vulnérable bu ñuy yóbbu ay enseignants yoo xam ne ay borom kër lañ day baax bala ñu leen dugal ci ay école que le maximum possible de sécurité ñu mën koo assurer mais jàppal ni au niveau de Guinaw Rails Nord lépp li nga xam ni corps enseignants yi demandé woon nañu ko pour une reprise des cours du 2 soit effectif dans notre commune lépp vraiment defoon nañ ko donc dañuy jàpp rek ni di louer aussi acte bi nga xam ni son excellence le monsieur le président de la République monsieur Macky Sall def na ko vraiment bu ñëwee ba ay 23h di ko def cela veut dire que dara ñor ko lu dul vraiment santé xale yi santé enseignants yi nañ ko comprendre noonu rek et jàpp ne aussi vraiment c'est un acte de responsable c'est un acte vraiment bi nga xam ni noonu rek la moo ko waroon def te c'est une responsabilité qu'il a prise et vraiment on est en phase vraiment avec cet acte de responsabilité. li président jël décision kon vous êtes en phase yéen pare woon ngeen ci fànn yëpp pour njàng mi reprendre foofee ca Pikine Nord loolu ay action ponctuelle la mais bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi toogu leen benn yoon yow ak sa conseil municipal ak ñi nga xamante ni ab kuréel la boo taxawal ngir xeex coronavirus bi lan ngeen def concrètement bi yëf yi commencé ak léegi ak fan ngeen toll ci xeex bi jamono jile. waaw damay rafetlu bi nga ñu posé question boobu au niveau de Guinaw Rails Nord. lii acte bi nga xam ni moom la njëkk a def mooy organiser couche associative yi ci benn comité bu ñuy wax comité d'alerte. Vraiment samay naataangoo jiite woon ko samay ndaw ku mel ni madame le maire ñoom Jibi Faye ñoom Jibi Diaté ñoom Ale vraiment ñoom Lamine Thior ñoom ñëpp c'est l'occasion ma gërëm leen sant leen ak ñoom Ibrahima Fall ñoom ñëpp ñi nga xam ne vraiment bokkoon nañ ci. donc ñoom Awa Thior ñoom ñëpp vraiment ay ndaw la ñu dëkk Guinaw Rails yoo xam ni dañoo jógoon taxaw pour que vraiment loolu nekk mais biñ ci defee ba def comité d'alerte bi action bi njëkk a def mooy dañoo pulvériser toutes les maisons de Guinaw Rails Nord toutes et les infrastructures lépp lu infrastructure Guinaw Rails Nord bépp kër boo xam ni am nga pulvériser nañ say kër pulvériser néeg ya pulvériser buntu yi parce que dama amoon benn produit boo xam ni mënoon na contenir xeex ak jàngoor yi pendant 15 ans bu commune bi jógee ne vraiment day def loolu c'est parce que dara ñoruñu woon lu dul kii bi bañ ca tegee espace milieu yi nga xam ni day drainer du monde def nañ fa vraiment ay lave-mains ay yoo xam ni c'est day permettre aussi la population ku ci jaar rek nga mën cee raxasu dem nañ aussi ba quartier bu ne envoyé woon nañ leen ay lave-mains du moins envoyé nañ leen ay produits détergents pour que ñoom it à leur niveau ñu xeex vraiment situation boobu nga xam ne moom lañ doon dund li ci gën a neex nag en collaboration avec les ASC àndoon nañ def ay sensibilisation ak vraiment sensibiliser davantage population bi uniquement pour ñu xam ni jàngoro bii nga xam ni mooy Covid-19 xeex ko lii gën a am solo mooy sensibilisation maanaam il fallait que les gens ñu xam ni lii non seulement am na waaye bu sensibilisation bi jàllee rek yàlla mën nañu suturaal ba vraiment yenn yi duñu dal donc à ce niveau vraiment def nañ ko dem nañ aussi ba bu weesee loolu je crois que quartier bu nekk envoyé nañ fa 500 masques quartier bu nekk jëw nañ ba ci délégué ànd ak vraiment l'équipe dirigée par madame le maire yaa Jibi Faye le représentant des ASC le président de la commission éducation et ñi ànd ak ñoom ñëpp dem nañ quartier bu nekk duggoon nañ fa 500 masques 500 masques yooyu nag wute naag yi nga xam ne fépp foo xam ne dañ fay jaar ñu romb ay foule di leen ko jox parce que dañ jàpp ni masques yi rek mooy masques yi bokk nañ ci li nga xam ni mën na def de telle sorte que vraiment feebar bi vraiment mën ñoo dal te yaakaar naa ni lépp loo xam ne aussi waroon nañ koo def nañ ko dama lay yëgal aussi ni yemuñ rek ci loolu même jàkka yi bu ouverture bi amee jàkka ju nekk yóbbu nañ fa ay masques parce que dañu ne woon non seulement yóbbu nañ fa ay masques mais yóbbu nañ fa aussi tout le dispositif bi nga xam ni vraiment day permettre ñi nga xam ne ñooy julli ñu mën a sol ay masques mën a raxasu lépp li nga xam ne daal ay mesures barrières lañ
dispositif bi nga xam ni moo ci war a ànd def nañ ko ci jàkka yëpp. Je crois que loolu aussi vraiment équipe bi def nañ ko te vraiment lu may saluer de passage et di leen remercier. marché yi ak yenn barab yi tamit yan jumtuwaay ngeen fa dugal rawatina ci poste de santé bi. voilà damay rafetlu surtout poste de santé boobu nga ma rappelé. lépp loo xam ni def nañ ko ci jàkka yi def ko ci lieu public yi ñëw nañ aussi ba ci poste de santé ba c'est l'occasion may remercier bu baax équipe bi à leur tête vraiment madame Ndiaye nga xam ne mooy ICP bi moom la mu soxla woon ci produit détergent li mu soxla woon ci ay masques vraiment la commune doté na ko ndaxte aussi dafa nekk bërëb boo xam ne ku feebar fa ngay jëm te ñëpp fay ñëw ñëpp kenn du xam lu ñu mel ndax am nañ jàngoro bi wala amul jàngoro lépp loo xam ni vraiment poste de santé ba soxla na ko ci mesures yi nga xam ni moo ñu war vraiment la commune assisté na ko te loolu aussi vraiment doon na loo xam ni suñu bopp dañ koy defal ndax suñu njaboot rek ñoo fa nekk donc Malick loolu aussi vraiment nekk na loo xam ni la commune vraiment salué nañ ko parce que aussi poste de santé bi nekk na lieu de fréquentation boo xam ni ñëpp fay ñëw donc lépp loo xam ne war noo xam ne war na mën a aar population bi muy ca poste ba muy ca mosquée ba fépp foo xam ne war nañ fa mën a dem rek Malick vraiment dem nañ fa je crois que tout ce que la commune vraiment a fait da koo def uniquement pour l'intérêt de la population amul quartier bu amut amul jàkk ju amut amul école bu amut amul poste de santé bu amut tous ces lieux publics yàlla def na ni vraiment commune bi lépp loo xam ne am na ko ci dispositif ci produit vraiment jox nañ ko population bi uniquement pour jàppale leen ci xeexu Covid-19 boobu. donc monsieur le maire ci wàllu sensibilisation def ngeen ko à outrance ci wàllu jumtuwaay également def ngeen ko fépp fu ngeen ko war a def tey jii buñ doon xool dañuy wax ni fagaru moo gën faju ci fagaru def ngeen ko waaye feebar bi sob gu nga xam ni wàllaate bi gaaw gu nga xam ni daanaka fenn mucc ci ndax ginnaaw raay mën nga ñu defal situation bi foofu. je vous entends mal Malick. ma ni ndax ginnaaw raay mën nga ñu defal situation bi foofu parce que jël nga matuwaay yépp yi nga war a jël waaye jàngoro ji sob na gaaw na wàlle et tout est-ce que tey jii mën nga ñu defal situation ginnaaw raay ci wàllu épidémie bi. Malick actuellement ñi ngi sant yàlla bu baax te amoon nañ temps yële benn alerte. mais après vraiment service sanitaire yi ñëwaat nañ na. wax ni vraiment ça va tey jii mun nañ ni Guinaw Rails Nord au moment où jamono jii ma lay wax ni vraiment feebar boobu nga xam ni sew na naqari naa yor naqari naa xeexal vraiment Guinaw Rails Nord mucc na ci te dañuy ñaan yàlla aussi ñu mucc ba faw am nay jamono nag ndax damay wax ci presse am nay jamono aussi vraiment doon nañ ñu wax ni am na ay cas waaye yàlla def na ni ba ñoom ban demee ba ñëwaat vraiment ils sont venus sains et saufs. donc loolu aussi lu ñuy remercier la lu ñuy sant yàlla di aussi remercier état à travers dispositif bi nga xam ni def na ko pour que su mbir ñëwee rek ñu teel a jóg fagaru pour régler ko donc la jamono ji may wax ak yow ñi ngi sant yàlla vraiment cas yooyu vraiment dundatuñ ko fii vraiment au niveau ci commune Guinaw Rails Nord di ñaan yàlla aussi que buñ ko dund fenn te ñi nga xam ni aussi yàlla def na ni dal na leen ñu ñaan yàlla na leen ko yàlla teggil ñi ci génn àdduna ñu leen koy jaal di jaale seen njaboot ñu ñaan aussi ko demander que l'état di gërëm état mais di demander à ce que l'état là que moyens yi mu gën koo mën a am pour xeex vraiment feebar bi ndax feebar bi suñ ci ñëpp jàppul rek buñ ko bàyyi ak état rek du sotti donc que tout le monde s'y mette pour que vraiment Covid-19 bi mu nekk un souvenir sous peu. alors li nga wax noonu moom dañuy ñaan yàlla rek yàlla bu mu dugg ginnaaw raay touchons du bois comme ni ñu ko waxee te loolu aussi dafay firndeel ni dispositif bi ngeen mettre en place am na efficacité mais askan bi aussi ñi ngi topp ndigal yi nga xam ni moom lañ leen jox kon waa Guinaw Rails Nord dañ leen di gën a ñaaxaat di leen gën a encourager ñu gën a fagaru gën a farlu ci xeex coronavirus. alors monsieur le maire ñi ngi jëm également ci beneen fànn muy d'abord distribution kit alimentaire yi état bi jël na décision dimbali ñi nga xam ni ñooy néew ji doole yi ci RNI bi am na ñu nga xam ni xam nañu leen waaye am na yi tamit fu nga xam ne loxo état mënu fa egg xëy na commune bi moom mooy ñabal la mu am pour dimbalee ko nan ngeen gérer mbir moomu nga xam ni moo di ndimbal gi état di joxe jëmale ko ci askan bi. dama ci sawar a tontu Maodo Malick dans la mesure bi mu ñëwee li njëkk a def mooy dañuy yaatal comité communal bi dañoo yaatal comité communal bi
yaatal comité de quartier yi ndax xam nga séddale dund dafa métti te nit bu fekkee da ngaa séddale te fekk te moom fekkiwul jamono ji ngay séddale su ko neexee mu ne séddale bi yoonam ne wu ci mais Malick dama def au niveau de Guinaw Rails Nord te seede yi am nañ ndax bi préfet di ñëw dafa ni nañ jël man en tant que maire war naa ci bokk bàjjenu gox yi représentante des femmes ASC yi les curés ou bien ñi yëngu ci wàllu diine l'islam conseil local de la jeunesse yi ñii bokkoon nañ ci ñi nga xam ni état neewoon na ñii ci comité communal bi dañ ci bokk man dama dem ba romb naa foofu même représentant parti politique yi dama leen dugal ci comité communal bi bu mu ñëwee ci comité de quartier yi même disposition laa def délégué baa nga fa imam baa nga fa représentant parti politique sax dama ci dugal xam moo tax soo ko defu rek boobaa dinañ maire la mi ngi séddale te boolewuñu ci waaye yàlla def ñoo suturaal ak les délégués les imams lépp loo xam ne def nañ ko ba léegi on l'a fait ensemble yaa comité communal bi lay woo ñu waxtaan ci suñ ci waxtaanee rek avant qu'on fasse quoi que ce soit dama leen di woo waxtaan ak ñoom ba Malick fii ñu toll nii suñ waxee yàlla rek ñi ngi waajal distribuer ndaxte daanaka la ñu desee mooy tuuti suukar yoo xam ne moo ñu desee pour ñu séddale te jàpp naa ni alxames la ñuy waajal incha allah alxames dinañ commencé séddale may profité ci sa antenne di wax waa Guinaw Rails Nord incha allah alxames dinañ commencé séddale ceeb bi lépp ñëw na ba daanaka incha allah jafe-jafe do ci am Malick loolu dama ko yaatal pour que ñëpp xam ci état nag comme ni ko waxee lépp doyut bi état indee vraiment c'est l'occasion ma gërëm le maire de la ville de Pikine jàppale na ma ci parce que vraiment ñi ma jàppale l'ensemble des maires des communes waaye commune Guinaw Rails Nord aussi jàppale na vraiment à hauteur de 300 ménages booleeg li nga xam ne mooy mairie ville joxe ko mu nekk presque 400 à 450 ménages yoo xam ne yokk nañ ko ci li état wax yaa ngi wax effectivement RNU bi def nañ ci lu am solo équipe bi c'est l'occasion ma sant leen def nañ li tubaab di wax la toilettage ndax xam nga toilettage bi nekk lu dul léeg-léeg nga ñëw fekk kër Faaleen léeg-léeg nga ñëw fekk kër Jaañeeñ daanaka nga am fa ñett mbaa ñeent ñu am vraiment bourse te état dafa ni boo fekkee ci benn ménage ku am ñaari bourse ñeenti bourse kenn rek la ñu jël donc def nañ ko te loo ci xamul nag li ma ci gën a rafetlu mooy lépp koo xam ni jël nañ ko ci quartier boobu delloo war nañ ko ca quartier ba maanaam quartier du perte parce que dañoo bëggoon ratisser large donc vraiment wàllu RNU boobu def nañ le maximum possible ba tey jii xam nañ kan ak kan mooy am te lu ci gën a am solo mooy ñi war a am ñëpp dañoo war délégué yi woot imaam yi ne leen lii moo am ba nga xam ne validé nañ doog ko yóbbu sous préfecture ce qui veut dire que travail bii nga xam ne def nañ ko sur le terrain c'est un travail participatif waxtaanee nañ ko suñu biir waxtaanee kook délégué yi waxtaanee kook imaam yi waxtaanee ko couche associative ba nga xam ne juboo nañ ñu doog ko yóbbu sous préfecture sous préfet léegi validé na joxe na vraiment coupon yi jëlaat nañ tey population bi woo leen tey waxtaan ak ñoom ne leen dañoo war a démarrer alxames juboon nañ ci ba ñi nga xam ni comment ñi ñu war a distribuer ñaari lieux de distribution la ñu am benn bi Rail bi FM la benn bi case des tout petits loolu lépp aussi même fi ñuy war a déposer dañ cee waxtaan ak population donc lépp loo xam ne def nañ ko rek defuñ ko d'une manière vraiment unilatérale mais dañ ko def d'une manière participative avec l'ensemble de la population donc ma lay sant di la gërëm ni état effectivement ay lépp du doy waaye ñun aussi en tant que collectivité territoriale vraiment indi nañ suñu participation parce que li ñu bëgg rek mooy Guinaw Rails Nord li ëpp ci doomi aadama yi am te yàlla yaakaar naa ni yàlla dinañ ci suturaal ba nga xam ni vraiment coow li du bëri. alors monsieur le maire am na aussi lu jar a leeral état bi li mu joxe bokkul ak li commune bi joxe tolluwaay bi tamit dafa mel ni bokkul pour nit ñi mën a comprendre ni par exemple li nga xam ne état bi joxe na ko dafa am lim bu mu toll ni lii la ak lii loolu yaakaar naa ni kenn amul sañ-sañu laal ko mairie yi tamit dafay dimbali nit ñi ci kàttanam ak ci mën-mënam. c'est vrai que l'état joxe nañu presque 2288 bénéficiaires ñun yokk nañ ci 400 bénéficiaires ça nous fera vraiment presque dinañu jege ay 2600 et quelques presque 2700 ménages te Guinaw Rails dëkk boo xam ne peut-être ay 4000 et quelques ménages la mais niñ ko lugalee nii yaakaar naa ni état comme moo mënul doyal ñun mënul dajal lépp ñun aussi mënuñu dajal lépp waaye ñun def nañ le maximum possible pour que li ëpp ci doomi Guinaw Rails aussi ñu mën a am te aussi bu ñu fàtte dara du ñëpp ko yeyoo
du ñëpp ko yeyoo donc ñun dañoo miser ci ñi ko yeyoo te incha allah jàpp naa ni ñi nga xam ne ñëpp ñoo ko yeyoo bu fekkee Guinaw Rails Nord dafa am 4200 ménages du ñëpp ñoo yeyoo donc li am solo ba am solo mooy ñun dispositif bi nga xam ne mooy def cible bi nga xam ne ñooy tànn jàpp nañ ni par rapport ak ñi ko yeyoo li ëpp ci ñoom dinañ ko jël je crois que loolu aussi lu am solo la moo tax bi état joxee 2288 ñun daanaka presque boo ko boolee ak li ville de Pikine jàppale joxe nañ presque lu mat 450 yoo xam ne yokkoon nañ ko ci population bi daf ñuy permettre ñu gën a jàpp aussi ci Covid bi ndax nag Malick dafa métti ñu ngi ci confinement nit ñi liggéeytuñ ñu ngi ci confinement nit ñi kenn wutatul dara donc dund gi mu dafa war a doon loo xam ne lu war a mën a jàppale population bi la moo tax nu mu gën a gaawee rek dinañ ko joxe ngir participer vraiment ci difficulté yi nga xam ne moo nekk. monsieur le maire su ma fàttewul dara wala bu dee fàtte naa dara yi tamit lu nga xam ne bëggoon nga ko wax te waxoo ko mu nekk sa ay kàddu yu mujj parce que xam naa ni xeex bi metti na du yow rek yaa ci nekk solidarité bu ñu koy wax boo ñëwee Guinaw Rails wañeekul ndax ñëpp dañu takk seen ndigg pour jàppale la am na yi tamit ñu nga xamante ni ay bonne volonté lañu jël nañu seenu stuut dimbalee la ko ñu bàyyi la nga gërëm ñooñu ñëpp balaa ñuy yëkkati jotaay bi. waaw damay faral di wax. c'est un état bi son excellence monsieur le président de la république bi mu génnee ay moyens il a fait appel ci doomi sénégalais yi léeg-léeg nga dégg kenn nekk Thiès kenn nekk Pikine kenn nekk Dakar ñëw ne ma ne ci li président def dama ciy jàpp doomi Guinaw Rails c'est clair que am na ñu ko def parce que ASC jàpp nañ ci sensibilisation masque bi ASC jàpp nañ ci dotation masque bi am na yeneen autorités yoo xam ni ay personnalités lañu aussi ci seeni moyens vraiment participer nañ ci parce que aussi dama leen waxoon ni maire mënul lépp président mënul lépp donc il faut que gox bu ko ñëpp séqee na ci ñëpp jàpp bu ci ñëpp jàppee yaakaar naa ni doon na lu am solo donc képp ko xam ne jàpp nga ci rek vraiment dama lay sant di la gërëm waaye su ma amee vraiment ñi nga xam ne war naa leen gërëm c'est l'équipe avec laquelle je travaille Malick damay profiter ci occasion bi comité de crise bi comité de communal bi comité de quartier yi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm tey jii fii ngay wax ak man mii ils m'ont accompagné y a la coordinatrice du comité vraiment du comité communal muy madame la maire Fane Ndiaye yaa ñoom Djibi Faye ñoom yaa Ibrahima Faye ñoom Ale Ndiaye ñoom Lamine Thiam ñoom Serif Touré tout le monde est là même ñeneen ñi aussi ñëw nañ fekk si ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm liggéey bii nga xam ne nag ça fait pendant 2 mois 3 mois ñu def ko c'est comme ça qu'on travaille te moo tax sànq rek on a fait une dernière évaluation te loolu aussi am na solo ndax liggéey dafa am planning liggéey dafa am évaluation lépp li nga xam ne vraiment war na ci l'équipe vraiment l'a fait li am solo nag mooy distribution yi te nañ war a distribuer def nañ ko moo tax may demander à la population de Guinaw Rails bu ñu séddale ñi nga xam ne woo nañ leen ndaxte aussi jamono ji dañuy tere yenn foule yi mais ñoom ils se sont organisés pour joxe par lot maanaam quartier bi indil 20 beneen quartier indil lii et aussi li gën a rafet mooy non seulement dañ leen ni quartier bi indi lii waaye da am heure boo koy indi maanaam ñu ne quartier tel ñëwal 9h beneen quartier ñëwal 10h. c'est pour éviter les foules donc loolu aussi vraiment liggéey professionnel la liggéey boo xam ne dafa ànd vraiment avec le fait de ne pas permettre à ce Covid vraiment de se disperser loolu aussi vraiment c'est l'occasion ma ñoom di leen di sant di leen gërëm en tout cas Malick kontaan naa maa ngi lay sant di sant ñi yëpp waaye di ñaan yàlla aussi que Covid 19 bi que vraiment Covid bi sonal nañu ci Korité bi Covid bi sonal nañu ci ouverture école bi waaye Covid bi bu mu ñu sonal fii ak tabaski waaye ñu bàyyi faaleen yeeg jaañeen yeeg mbengeen yi vraiment ñu mën a tabaski bu am solo te loolu aussi je crois que lu am solo moo tax may lancer un appel à l'ensemble de la population de Guinaw Rails Nord vraiment ci nga xam ni fii ñu jëm ni ñëpp jàpp ci uniquement pour que xeexu corona bi ñun ñëpp ñu ànd ci def ko ci nañu Covid bi daal may ba fii ak tabaski daal nañu may ndaxte vraiment am na ñoo xam ne soxla nañ ko màggal Tuubaa baa nga ñëw sa waa dëkk aussi Tiwaawan Covid bi vraiment waruñu faa fekk te ndax nag yow nag sama mbokk Tijaan nga nag kontaan naa yow ci trop di ñaan yàlla moo taxit ba nga ma invité dama cee kontaan nga xam ne sama mbokk ma invité nag kontaan naa ci yow bu baax a baax yal na yàlla taxu ñu tabaski ci jàmm sans Covid màggal ci jàmm sans Covid waaye ñu gàmm ci aussi ci jàmm sans Covid Malick je vous remercie
Amin kontaan naa yow Pape ci yow Diame yàlla Dieng monsieur le maire de Guinaw Rails Nord ñu ngi koy gërëm sama mbokku taalibe boobu ñëpp a ngi ñaan fi mu nekk nii borom xam-xam yi ñëpp a ngi ñaan pour coronavirus bi jóge fi tabaski nag moom bu fekkee ni corona bi jógewu fi coow li dina bëri yàlla na fi jóge ak jàmm. élèves yi tamit nañu delluwaat ci kër yi toog déglu autorités yi dinañu leen wax li ñu war a def bu ñu saytoo lépp ba nga xam ni yemb na dinañu delluwaat ci njàng mi parce que année blanche moom musiba la. dernier conseil nañu respecter geste barrière yi nañu di takk masque yi jàngeen jëf ba suba dinañu dalal monsieur Moulay Gueye di maire Diamniadio ci plateau bi pour def toujours li nga xam ne moom la ñuy liggéey muy jóg ci ànd xeex coronavirus ànd ci ak idil yi nekk ci gox-goxaat yi jàngeen jëf